ko doon filmer ñu ondu ca Alassane Balde. di ay xarit di wuyoo ci tur Ibrahima Diaby ak Bara Gaye nag ñoom teg nañ leen daanu benn weer ba ñuy tëdd ci biir kaso bi. loolee la tribunal daal di dogal jëm ci ñëw gannaaw seen atte tribunal correctionnel bu Fatick nag daal di daan ñaari ndongo yooyu la nekk ci lycée bu Kaxang mi nga xam ne nag dañoo daal di làpp benn ci seen ay ñooñ ci seen yoonu l'école. vidéo boobu di wone ni ñuy dóor boobu le xale bu góor nag doonoon lu viral lool ci réseaux sociaux yi ba tax lu bëri ci askan bi daal koy ñaawlu ñu gis ni kenn ki moo doon dóor moromam keneen ki di ko daal di filmer ndogal bu ni mel nag ñi ngi ko déel tey gannaaw juróom benn weer yi nga xamante ne nag sàkku nañ ko ñu jàpp ni benn weer dong la ñuy daal di tëdd ca kaso ba lu weesu daan yooyu tribunal bi xam leen nag daañu fay ndàmpaay ki nga xamante ni mooy Modou Lamine Sankaré lu toll $1 million ak genn wàll ci sunuy koppar ci wàllu administration boobu le lycée nag ñoom conseil de discipline bi nag jël ndondogal ni du dàq ca l'école ba yooyu la ndongo bañ ñu daan leen ñaari yoon. mu ngoog muy Mansour loo xamante ne fan yii ñu weesu defoon na bruit bu baax a baax. defoon na bruit bu baax xali mais comme ni mu demee nii ñu sanctionné leen. damay wax ni sanction du tuuti. donte woon ne benn fan sax ñu teg la benn place xañ la sa liberté doy na comme sanction. dina leen jubbantiwaat. te ni mu woyee fi nii baax na wax dëgg yàlla parce que ay ndaw lañu seen avenir mu ngi seen kanam te on sait jamais. mun nañoo sax nekk ñoom ëllëg ay xarit bay tuddante doom. yàlla rek moo xam ay mbokk lañu. loolu laa wax noonu donc on sait jamais moo tax sanction bu woyof bii yee leen yedd leen yaraale leen ci sanction bi lu ci am solo la vraiment ñu gàttal ko nii te mbokk yi itam. muy parents yi bu ñu ko jàppee lu ñàng nañ ci jéem a def ay démarches rafetal ko ndax loolu la Sénégal soxla tey waxoon naa ko ni yu mel noonu yàggoon nay am ci ay élèves yu doon xeex pënk suuf ki sexal kii suuf mais léegi ak réseaux sociaux yi def yu mel noonu dafay gaaw a tas ba nga xam ni dafay mujj grave ba jéggi dayoo donc bu amee sanction bu mel nii moo yef comme nii man de ci sama gis-gis jàpp naa ni nii la baaxee. Léopold Mansour wax na ko lu yàgg ci école yi la waaye lii ñu def mën na xëy na doon exemple boo ñu jëlee ko ci école yi. waaw exemple la mais aussi mesure d'apaisement la. mesure d'apaisement parce que gis nañ ne que loolu tamit dafa am lu mu ji mooy maanaam ñi nga xam ne dañ doon manifester wu. di méttit lu peut-être que ñeenti sage-femme yi nga xam ne dañ leen teg loxo ak ñoom seen defe naa ne nag yenn saay loi bi aussi day xoolaat taxawaayam day dem ba comprendre ne que lii c'est un phénomène boo xam ne philosophique wala quelquefois sax day doon loo xam ne ni loi bi war na cee mën a addu mais pas de manière boo xam ne très tranchée mais avec beaucoup de subtilité fexe ba nga xam ne ñu joxe ay daan yoo xam ne ni parce que comme ni ko Alaaji waxee daan munta ñàkk moom faaw rek ñu am loo xam ne dinañ ko génnee ci seen i gafa wala loo xam ne dinañ ko tëdd loolu pour wane ni rek ne que nit ki ak lu mu mënta am tamit da ngay fagaru pour que lii dal ñi nga xam ne moo dal sage-femme yi bu mu dalati ñeneen. mu ngoog ñu àddu nag jëmale ko bi la yoon ci wàllu politique ak dépôt dossier candidature yi ñeel législative yi tàmbali na ci bésu tay bi ca direction générale bu élection yi ni ki tay ci suba la ñu fa nemmeeku moo di ab tekkaaral ndax bari na ay mandataires yoo xamante ne ba tey ñoom defuñu déplacement bi te bu ñu sukkandikoo ci li yoon wax coalition yi ak entité indépendante yi ñoom li ñu war a njëkk def mooy notifier turu seen coalition ak entité bi nga xamante ne ca la ñu bokk laataa ñoo mën a déposer seen i ay dossier ñoom ñi le am nañ sax ba samedi muy suba kon bu minuit jotee ngir yooyu les notification bu ko weesoo nag amul benn candidature boo xamante ne daañu ko nangu jël ñu ondu ci ak Abdoul Aziz Sow Dabax. gis ay mandataires yu ñoo ngir déposer dossier jafe lool commission bi jël dossier candidature yi ñeer législative yi mu ngi xaar depuis suba ba tey. malheureusement depuis 8 heures ñu ngi fi mandataires yi ñu ngi waroon commencer déposer à 8h30. mais bu fii ñuy waxtaanee benn mandataire rek a fi teewagum pour déposer te déposer gul parce que mu ngi def quelques réglages techniques. ci fukki coalition wala entité indépendante yu waroon a déposer tey jii ñaar rek ñoo fësal seen turu coalition wala entité te moo ne day lii dañ ko war a def laata ñuy déposer seeni dossier. bu ñu ñëwoon te defuñ li ñu war a def la veille moom juridiquement mënuñ déposer. loi bi dafa ne pour coalition parti yi ak. entité indépendante yi bala ñuy déposer seen dossier dañ leen war a xam. fii ak kon notification amul dépôt du mën a am ñu am kon ba samedi ngir mën a fasal seen turu coalition wala entité. mais taxul ñu gën ci course bi mun nañ notifier ba samedi à minuit su nekkee ne dimanche la ñuy déposer. fii ak samedi ci 0 heure ku ko deful doo mën a déposer say dossier te kon it doo mën a bokk ci législative yi
am nañu ba samedi waaye Léopold li feeñ fii ndax du jikko sénégalais bi nga xamante ne lépp dernier moment lañ koy. li nekk ci sénégalais bu nekk moo nekk ci ñoom ñooñu. parce que léeg-léeg da ngay soo fekkee genre nit ñi di ñëw pour déposer au tout dernier moment da nga leen di gis ci bunt bi. ñuy dóorante sax. ñoom politique yi ñuy dóorante ne kii mooy dugg wala kii mooy dugg. kii moo dul dugg parce que dañuy xaar ba au dernier moment ñuy ñëw di buuxante. man dama jàpp ne que nit ki soo nekkee ci sa cëslaay nga jàpp ne lii da nga koo fonk te da nga koo bëgg a def te askan bee tax nga jóg mais loo ciy def kañ mooy da nga ciy farlu. ngay teel ak yeew teel a dem nga def sa dépôt très naturellement nga génn dem sa yoon. waaye suñu toogee xaar nag ba au tout dernier moment da nga leen di gis ci bunt bi ñuy forcer porte bi. laa la wax nii parce que j'ai plusieurs fois couvrir naa ay situation yu mel nii mais la première fois j'étais estomaqué maa ngi ne mais lii comment ça peut se passer pour des gens yoo xam ne dañoo bëgg a jiite réew mi bëgg a bokk assemblée nationale donc am na noo xam ne ñoom war nañ ko xoolaat seen i bopp di nga gis ne que demain comme may nañ leen parce que c'est normal loi bi moo ko permettre di nga gis ne que demain du ñàkk ne dina am buuxante dana am ay dóorante si biir parce que loolu moom yàgg nañ ko cee teg bët ñun ñi nga xam ne ñoo doon dem di couvrir di gis loole yenn saa yi sax dañ ci doon véritablement daf ñu doon naqadi ñu naan ay homme politique waruñu mun a comporter wu de la sorte. espérons kay Mansour ne du am ñu dem bu minuit passé. waaw de toute façon Khady kenn ku nekk xam nga li la wax ñu ngi dëgmal ci élection yi pour l'instant moom jàngal ko na xaw a jafe man maa ngi bàyyi ba ci kanam tuuti pour ma gën a approfondir seen ay situation parce que amagul coow xumbagul. dëgg la mu ngoog Mansour ñu wax nag ci conseil constitutionnel mi nga xamante ne dafa dàkk sàkkuteef ñeel ab requête la en annulation ngir ñu fomm li sàkkuteef fukki député la ak juróom ñaar ñi doon ñaawlu amendement bi nga xamante ne dafay wàññi li mu député yi ñuy fal ci liste proportionnelle bi jëlee ko ci juróom benn fukki député yóbbu ko ci juróom fukki député ak ñett muy dogal boo xamante ne nag ni ki démb la daal di wadd juridiction bi moom li mu jàpp ni modification bu ñu voté ca assemblée nationale safaanoowul ak ndeyu charte réew bi signataire itam ñoom itam la ñu xamle moo di texte boobule dafa safaanoo bu baax a baax ak suñu démocratie te daf koy delloo ginnaaw ñoonu ci ak noonu ko bagayu ko. conseil constitutionnel dàq na recours bi nga xam ne fukk ak juróom-ñaari député ñoo ko dugaloon ngir attaquer amendement bi wàññi limu député yi ñuy fal ci liste nationale bi ginnaaw bi ñu ko voté fukki fan ak juróom ci weeru avril bi weesu ci assemblée nationale loi bi liñ ci tënk mooy wàññi limu député yi ñuy fal ci liste nationale bi jëlee ko juróom benn fukk indi ko ci juróom fukk ak ñett ñi xaatim recours bi ne loi boobee dëppoo amu ci te dafa salfaañe protocole additionnel bu CEDEAO bi nga xam ne day tere ñu indi ay coppite ci doxalin bi ci juróom benn weer yi mujj laata ñu yegg ci élection yi ginnaaw bi ñu jàppee ne liste nationale bi garantie la ci ñenn ñi mën a yegg ci pencum ndaw réew ma ñu mën a am gis-gis yu wuute wàññi lim bi salfaañe démocratie la noonee la fukk ak juróom-ñaari député yi layelee woon seenub recours waaye conseil constitutionnel jàpp ne article L150 alinéa 1er bu loi bi soppi code électoral bi ñàkkul a dëppoo ak constitution bi juróom-ñaari attekat yi nekk ca conseil constitutionnel ne fi député yi sukkandiku ngir bëgg a niilal amendement bi tax ñuy wàññi limu député yi ñuy fal ci liste nationale bi sukkandikul benn yoon ci cëslaa yi nekk ci article 82 ak 83 tax ba ñu ne recours bi mënut a jàll. ñi xaatim boobule sàkkuteef ñoom la ñu xamle moo di dara bettu leen ci dogal bi lee tukkee ci conseil constitutionnel bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu tukkee ci Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké ñoom li ñu def mooy topp li leen nguur gi sant loolee tax ñoom itam daañu jël beneen recours yóbbu ko ca CEDEAO ñu déglu ko àdduna ci micro non ko bagayu ko. ak pouvoir bi ak société civile bi nga xam ne président Abdoulaye Wade nekkoon na fi ñoom ñëpp dañoo déggoo woon ni député liste proportionnelle bi 60 lay doon bu ñu demee ba war koo wàññi nag dañ ko war a wàññi waat ci déggoo waaye waruñu koo wàññi ci amendement ci loo xamante ni bëgg-bëggu Macky Sall la ndax li nga xam mooy contrainte bi Macky Sall moo wax conseil constitutionnel ni leen léegi def leen ko procédure d'urgence ndax moom rek moo am sañ-sañ boobu noonu bu fekkente ni defuñu ko 1 mois la waroon diire te 1 mois bi fu ko diire woon élection yi da nga koy toxal ñun bëgguñu si woon loolu ñu man mooy demaat ko CEDEAO te comme dañuy jëm si élection dèjà ñu ngi déposé parrainage yi ànduñu si ñu ngi déposé le si dimanche lay yem ñun li si maanaam mooy ñu fexe ñun fal ay député yoo xamante ni am na loi yu bari yu mel ni yu bon yoo xamante ni boo liggéey duñ ko jàlle
ñu des ak conseil bi ba tey ndax génne na ab décret ñeel ni ñuy séddalee siège yu député yi ci législature bi ñu jëm muy fukk ak ñeenteel bi diwaanu Dakar ñoom ñooy ëppale ba tey fukki député ak juróom-ñett moom la ñuy am mu topp ci diwaanu Thiès ñoom fukk la ñuy am diwaanu Kédougou ñoom dañoo wàññi seen bos ñett la ñuy am ci liste nationale majoritaire bi diaspora bi itam di fukkeelu région ak juróom ñoom ba tey fukki siège ak juróom la ñuy am dañ koy séddale kon ci département yi nga xamante ne moom moo nekk ci yeneen réew yi ñu ond ci ak Younousa Baldé. ngir fukk ak ñeenteelu législature bi di ñëw téeméer ak fukk ak ñaari député la ñu nar a fal ci liste majoritaire bi ci mboolem département yi fii ci Sénégal ak it département yu diaspora bi ci noone juróom-ñeenti fukk ak juróom-ñaar yi dinañu nekk ci au niveau national fukk ak juróom yi nekk ci diaspora bi mu di répartition boo xam ne dafa jël en charge coppite yu bees yi ñu def ci code électoral bi ak juróom-ñaari siège yi ñu yokk ginnaaw création département bu bees bu Kër Massar ak it yeneen considération ci rapport de présentation soxol décret ñeel répartition bi ci assemblée nationale ñu gis ni rek région bu ndakaaru moo ëppale député ak fukk ak juróom-ñetti député département bu ndakaaru am juróom-ñaari député Pikine am juróomi député Guédiawaye Kër Massar ak Rufisque kenn ku nekk am ñaari député ginnaaw ndakaaru région bu Thiès moo ci topp am fukk député yeneen région yi yépp am nañu juróomu jàpp juróom benn député ci liste majoritaire bi sauf région bu Kédougou ñetti député la am ci liste majoritaire bi ak au niveau national ñu tas leen diggante Kédougou Salémata ak Saraya ci lu soxol scrutin majoritaire bi ci département étranger yi Afrique dina am juróom-ñaari député Europe juróom benn député Amérique ak Océanie benn député Asie Moyen-Orient tamit am benn député juróom fukk ak ñetti député la ñu nar a fal ci liste proportionnelle bi. mu ngoog leer na Léopold requête en annulation bu 17 députés yi bañal nañu leen ko ñoom nag nee nañu dictat wu gouvernement bi moom la ñu topp. waaw ça peut être le dictat de la majorité mais comme ni ñu ko waxee rek mooy la plupart du temps dañuy sukkandiku ci li nga xam ne moo di taille population bi. soo gisee ñu ne Dakar peut-être 18 la xaw ma je ne sais pas donc suñu waxee Thiès tamit 10 la Kédougou ñu ne 3 xam nga Kédougou tamit nombre de population bi dafa xaw a réduit donc ça pose problème donc defe naa ne lii ñu àtte ni